ñoo ngi jéggalu amoon quelques soucis mais je crois que cette fois-ci c'est le bon. Donc cette boo fois-ci sañul foog ne yow fa nga dëkk ñamoom seen réew di ñu la leen di xoole jéggalu ba bu baax a baax bu ci weesu retard bi nga jóg seen réew yow mi ba et sa réew di xas sa réew doo dem sa réew malgré retard bi yow danga réer tey nag ñu soo am bàyyee gan li bu nga mag doon soxna Oumy dema tool yi nga yoot yow danga réer di xaar bàyyi nga sa yoon et yow mi yow mi dem sa xeet mi yu wat bare yi bare te danga réer yow danga réer yow bàyyi nga sa yoon yow danga réer yow bàyyi nga sa yoon yow danga réer yow bàyyi nga sa yoon booy batu yàgg fa lool boo sañul foog ne yow fa nga dëkk ñamam seen réew di la xoole bët bu weesuwul nga jox seen réew yow mi ba sa réew di xas sa réew doo dem sa réew yow danga réer yow mi teg sa xeet ni woon ci yoon di danga réer yow danga réer yow bàyyi nga sa yoon yow danga réer yow bàyyi nga sa yoon yow danga réer yow bàyyi nga sa yoon yow mi teg sa xeet ne wax ci yow te danga réer ku xeeb sa xeet ne wax ci yow te danga réer yow danga réer asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu ku ci nekk turam ak santam am mbégte ak contentement bu mag aussi di leen dalal fii ci émission point de vue nag tey di recevoir benn gan bu mag suñu jigéen suñu xarit soxna Oumy Niang soxna Oumy Niang dëkk Milan nekk aussi responsable politique bu mag LDR Yeesal avec Oumy Niang nag tey duñu waxtaanee rek ci politique daanaka mun nañu waxtaan duñu waxtaanee ci politique. Si ngoon ba léegi gis nañ débat politique yi lancé wu na peut-être nit ñi jàpp nañu ne politique la ñuy waxtaan mais soxna Oumy dafa liggéey lu mag si période bi nga xam ne pandémie bi mu ngi woon Italie te kenn gisu ko ñu amoon ci prétexte tey pour inviter ko waxtaan ak moom mu leeral ñu yu bëri ci yooyu dugg aussi si politique bu nga xam ne moom lañ ko présenté tey soxna Oumy ñoo ngi lay dalal di la nuyu bu baax. Aliou ñu ngi lay remercier di la nuyu di profito ci occasion bi ñu jox di commencer di la bal ak di la balu ak ci weeru koor bi ñu jóge di ñaan yàlla bu mu doon suñu mujjanteelu weeru koor lépp luñ ci ñaan yàlla nañu ko yàlla nangul bu ñu ko nangulee yàlla na ko fuul bu ko fuulee yàlla na ko wasaare ci njaboot gi yépp ñu ngi lay nuyu di wax ne namoon nañ leen maa ngi nii donc toog jàkkaarloo yow di ñaan yàlla waxtaan wi neex. soxna Oumy ñoo ngi lay sant bu baax si wuy si invitation boobu mais tey bu ñu doon wax soxna Oumy pour ñu nga xam ne xamuñu ko soxna Oumy moom
waaw soxna Oumy ab waalo waalo la ab ndar-ndar ba nga xam ne mi ngi yaroo Thiès plus précisément Grand Thiès fa laa defee sama école primaire capitaine Moussa Dioum defee fa CM Malick Sy defee fa lycée Malick Sy lycée bi ñu naan ko ragal du fa jaar jóge fa dem université Cheikh Anta Diop université Cheikh Anta Diop tamit dem département lettres et sciences humaines fa laa defee sama licence en sociologie fa laa defee sama maîtrise en sociologie fa laa defee aussi école doctorale sama DEA en sociologie commencé école doctorale avant may ñëw fii Italie loolu mooy cursus scolaire bi. ci wàllu politique bi soxna Oumy Niane ndongo dara la woon ba nga xam ne PDS la dalee baax politique ci suñu maam Ablaye Wade boobu moo tax gis nga tey ñu koy jàppale ci bleu bi nii ci anniversaire am nekk fa militante de base nekk fa secrétaire général UJTL bu commune de Thiès jóge fa bokk bureau politique national bokk comité directeur ba génn PDS moment bi nga xam ne ñu ngi dàkkee Modou Diagne Fada ànd ak moom dem ñu samp LDR Yeesal depuis suñu création parti nag fii au niveau d'Italie soxna Oumy mooy coordinatrice au LDR Yeesal bu Italie mooy parti bi nga xam ne Modou Diagne Fada moo ko jiite jigéen la buy sëy nekk fii Italie di faatu donc en résumé ko koy soxna Oumy. jërëjëf soxna mi ci présentation boobu parce que baax na si ñu bëri xam soxna Oumy moom mooy kan ak ci lu muy yëngu soxna Oumy nag tey duñu duggagum ci politique daanaka dañuy dugg ci lu nga xam ne vraiment moo lëmbee diaspora bi lëmbee àdduna bi muy coronavirus Covid-19 soxna Oumy nan nga dundee coronavirus bi gis nañu ne début bi vraiment metti woon na trop yow liggéey nañ ci suuf lu bëree bëri nan nga ko jàngatee ci début bi ak nu ko communauté sénégalaise bi affronté ba instant bi nga xam ne ñoo ngi waajal déconfinement bi. waaw xam nga Covid bi moom di mbas ma nga xam ne dafa wàcc suñu kaw moment ba nga xam ne kenn xaaru ko woon moment bu kenn sóorul woon. mu daanu suñu kaw ñu dundee ko nag comme phase yi ñuy dundee toute pandémie maladie infectieuse en général boo amee wala pandémie boo amee étapes yi ñu koy dundee yépp daanaka ñun au niveau d'Italie jaar nañ ci bi ci njëkk moo doon jaaxle ak tiis ndax loo musul xam da nga daan dégg suñu maam yi di wax naan dund nañu jamono yi peste wala dund nañu jamono loolu mais ñun xalaatuñu woon ñu ko dundee donc bi mu amee début bi jaaxle la woon ñu naan dina dal nit ku ñuul wala du dal nit ku ñuul mu commencé di dal des sénégalais école yi tëj ñu ci biir kër yi liggéey yi arrêté tiit daal di ñëw tiit bi mu ñëwee aussi ñenn ñi xëy na daw jaar def la tout pour ñibbi bi ñu ñibbee tamit ñu gis ni ñu commencé di ŋàññ moodu yi donc jaar nañu étape bu pandémie yépp ba xëy na moment bi dañ naan sant yàlla ndax xëy na bu doon tiit la dem nañu ba miis ko léegi dem nañu ba miis di dundax Covid bi sénégalais yi nag vraiment ñu dundee ko sénégalais yi nekk fii dundee ko ak jom dundee ko ak fulla dundee ko ak fayda ak ngor aussi parce que kuy faatu ak kuy moodu da nga génn uti ji mais lépp loo am sa réew nga koy njëkk yóbbu say réew ngay xalaat mais situation Covid bi ñu gis ci xëy na suñu réew taxaw bu ñu waroon taxaw lu bari mu yéex mais à la place les associations ak les daïra jouer rôle bu important man su ma ko jëlee exemple ci man. mooy association yi ak daayira yi. waaw su ma jëlee exemple rek man personnellement sama parti politique bi ma bokk dañoo tegoon sur pied benn commission tuddee ko commission Covid-19 ba nga xam ne notre frère Djibril Kébé de Friends ak Atoumane Fall bu Torino ak Baye Fall Niang bu Paderno Dame Dem bu télévision ñoo ci nekkoon ci liggéey bu mucc ayib
ñu daan joxe résultats yi chaque jour au niveau d'Italie pour ñu xam ñu daan saytu aussi suñu membres yi nga xam ne dañoo nekk ci jafe-jafe ba tax na ne LDR Yeesal du ma wax ne mooy njëkk parti bu njëkk wala moom kese moo ko def ndax xaw ma yeneen parti yi nu ñu ko dundee mais dimbali nañu suñu membres yi nekk Sénégal rek ngeen doon dimbale wala askan bi ngeen déglu doon dimbale. man damay wax sama exemple Aha. ma ne la dimbali nañu suñu membres ya nekkoon Sénégal te taggatémbe fa dimbali na suñuy membres yu nekk fii bu ñu jëlee ci wàllu association bi ma bokk te yor fa commission sociale muy association doomu Thiès yi mi nga xam ne suñu frère Mor Diakhoumpa moo ko jiite aussi def nañu ay action yu am solo yi nga xam ne képp doomu Thiès ba nga xam ne bokkoon nga ci association boobu fexe nañu ba Thiès waa deewul na xiif ndax dégagé nañu ay somme ñoom ñëpp ñu yónnee leen ko seen poste pay ñi ci amul këyit ne ñu dëkkal jox ñu seen poste pay ñu jox leen ko pour rek ñu ne ñun ñoo ngi dimbale suñu mbokk yi daayira yi tamit daayira bu ci nekk dimbale na sénégalais yi ba tax na ne xëy na état bi fu mu waroon taxaw ku bëri sénégalais si boppam taxawal nañ fa seen bopp donc dundee nañ ko dund bu comme ni ma ko waxee sànq ngor mais surtout solidarité bokk la nag les actions personnelles. mi ñu gis ne période pandémie bi mais vraiment c'était tellement des fois dañuy waxtaan mais je voyais que ne da nga ko doon dund d'une mode bu nga xam ne maanaam man mu la doon jege noonu xam naa ci lu bëri lu nga si doon dund mu nekk lu nga xam ne sa passage bii nga wax ni si nga jaar peut-être muy le volet social bu am na solo bi xam ne moom si nga nekk moom nga jàng moom nga xam mais nan nga gisee communauté bi lu ñu dajaloo ak nu ñu méngoo ba maanaam kenn lorwu ci lor yu grave yu nga xam ne mën nañ ko wax ci wàll dundu ci wàll yeneen wàll yu bëri yu nga xam ne daal gisoon nañu ne mënoon nañ cee néew doole gannaaw ba nga xam ne daanaka par association ak askan bi ñëpp a seetaan. waaw metti woon na nag metti woon na mooy comme ni ma la ko waxee sànq rek Moodu yeex faatu yi dund lañ ko ngor ndax dafa nekkoon moment ba nga xam ne dafa tiisoon ci ñun ngay dund mënoo génn dëkk ak sa njaboot mënoo liggéey sa jëkkër mënul liggéey say doom mënuñu jàngi ngay dund tiis boobu boole dégg ne feebar bi dugg na Sénégal kax ak Sénégal nu système sanitaire ba mel nga gën a tiit njàqare ba pare ñu teg ci ne Moodu ya jot a yegg si ña ngi leen di joxañ ña ngi leen di sànni xeer bi ñu gën a feebarloo nag ñu ne sa néew fax bu gaañoo dootul mën a ñëw donc ñu dundee ko en tant que mère de famille dundee ko en tant que nga xam ne nga demoon wàlli yaan mais doon ñaan yàlla am ba dellu sa dëkk fax ndog-ndog bi am ci mu metti woon trop waaye comme li ma wax rek lu mu metti woon 100% solidarité bi am ci diggante sénégalais yi tax na ne ba voilà yéguñu ko lu bari ndax bu dee ci association yi ñoo ngi doon dimbale di dimbale ñëpp bu dee ci daayira yi tamit ñëpp ñu doon jox déego bu dee tamit au niveau personnel ku ci nekk yaa ngi doon jox déego di dimbale ñi nga xam ne ñoom nga dendal nga xam ne mënoo lekk bàyyi leen ba tax na ne foofu daal sénégalais yi wane nañ fa solidarité ba nga xam ne mi dañuy dégg suba ba léegi nga naan daayira association bi askan bi mais autorité locale yi nga xam ne ñoom la ñu dénk askan bi ñoom nan lañ ci réagir ci période boobu. waaw autorité locale yi maanaam ku ci mel ni consul wala ambassade bi je pense ambassade ñu nga xam ne ñoom lañ jox ndomba tànk yi pour ñu saytu askan bi. waaw ñooñu vraiment bu ñu waxantee dëgg rek sentiruma man seen présence sur le terrain face à cette maladie ndax en général bu pandémie amee dafa war a am li ñuy wax relation d'aide ñi def socio-sanitaire xam nañ ko ba nga xam ne moo war a nekk ci ki nga xam ne mooy jiite mbooloo ak mbooloo mi relation d'aide boobu xëy na sentiruñ ko wala maman tamit bañ koy sentir yéex na ndax dund nañu Covid bi am naa 1 mois ba 2 mois ci la ñuy gis ne le nouveau ambassadeur d'ailleurs ñu ngi koy nuyu au passage def commencé audio di wax ak askan wi te boobu il suffisait de peu ndax xëy na du woon alal buñ leen doon laaj wala du woon xaalis buñ leen doon laaj mais xëy na askan wi soxla woon nañu benn relation communicationnelle ba nga xam ne amul woon. mais yéen ñuy politique xam ne vraiment da ngeen a bokk ci kuréel gu nga xam ne ñoom ñoo mouvance présidentielle bi ñuy rappeler ne Modou Diagne Fada le président Modou Diagne Fada conseil de passage mu ngi suivre yéen ñu nga xam ne da ngeen a lëkkaloo ak ñoom lan ngeen ci dox parce que en fin de compte aussi vous partagez ce même bilan si on peut dire. waaw xam nga
Aliou en général boo nekkee ci coalition yow conseil nga mën ndax day am fa nga xam ne say prérogative fa lay yem mais day am décision yi nga xam ne ndeyu mbilli gi ci boppam ñoo koy mën a jël foofu nag yow boo conseillé bu ñu suivre say conseil alhamdulilah bu ñu ko suivre tamit da ngay ŋàññ rek mais doo mën a àndaare au delà doo mën a dem au delà ci conseil yi donc ñun en tant que coalition membre de la coalition de la grande coalition li ñu mënoon ci conseil ci autorité yi ñu ko sekkal def nañ ko amaana suivre nañ ko wala suivre uñ ko nag loolu dañ leen di laisser ñoom ak seen appréciation. soxna Oumy loolu c'est une mais échec la mais loolu noonu est-ce que yéen ci seen bopp yow mu nga xam ne den ci dellusi ci fin bi chargé des élections nga woon ci cette grande coalition et ban sens de responsabilité ngeen ci am à travers ça. waaw xam nga lan ngeen ci def yéen ñu nga xam ne vraiment yow yaa fi représenté ce Modou Diagne Fada le président Modou Diagne Fada. responsable bi moom qui sera partagé quel que soit Alpha ndax bu dee coalition la benn parti lu mu def rek ñëpp a koy bokk on va pas fuir nos responsabilités di wax ne diwa ko def wala Massamba ko def mais je sais que amoon na communication ba nga xam ne la grande coalition waroon na ko mën a def fii au niveau d'Italie ba nga xam ne tagatémbe na te donc nag boobu loolu au moment opportun gars yi xam naa dinañ ci def jàngat pour en tirer les conclusions. ñu gis ne aussi man ci samay gëstu bopp gis naa ne vraiment période de pandémie bi yow ci say moyens bopp am na ñoo xam ne tax yow jaar nga fa man wax nañ ma la nga ca def nga jug sa bopp yow démarqué wu ci ay association lépp jug yow di jàppale askan bi personnellement tu le faisais politiquement wala yow yaa ko santi yoon yow donc di ko def. non Aliou en fait maa ngi dama ko doon def nga wax ko parce que man maa gëstu ba xam loolu. dañ ko doon def de manière parallèle ak suñuy activité association nag xëy na association dafa am lu ci nekk la nga xam ne moyen bu ñu génnee foog ñu justifier ko donc bu ñuy dimbale nit foog ñu laaj la ay documents te am na ay sénégalais ya nga xam ne gor lañu mënuñoo laaj mënuñoo dem ci kenn di la ñaan rawatina nag di la yëkkati seeni documents di ko photocopier di la ko jox pour nga dimbal leen ñooñu yow mi nga dëkkal yaa leen mën a xam yaa leen mën a identifier ñooñu yaa leen mën a dimbale te comme bu dee ci association wala bu dee ci parti politique wala ci daayira xaalis boo fa laal foog nga justifier ko te yow en tant que jullit en tant que sociologue xam nga citoyen bi nu muy vivre loolu donc il fallait que ñu utiliser suñuy moyens propres ak utiliser ñi nga xam ne suñuy jege yaale moom la ñuy dimbalee pour ñu dem dimbale askan wi nga xam ne dañ ko def ngir yàlla defuñu ko pour laaj document justificatif defuñu ko ngir dara te defuñu ko bëccëg aussi te comme ña ma ko sekkal la ma leen di wax rek xam naa ne bu dee man la rek incha allahu rabbi duñ ko dégg ci mbedd xaw ma fax noo def ba xam ko te xam naa ne tamit kala ko wax bu la waxul turam du ci mën nga koy déggee. jërëjëf soxna Oumy loolu nekkoon communauté bi nu ñu réagir face Covid-19 coronavirus durant période boobu soxna Oumy ñu ñëw ci deuxième point bi mooy l'aide destinée à la diaspora lu nga xam ne donc vraiment gis nañu ne moom moo indi coow li moo lëmbee aussi vraiment diaspora bi muy si lu nga xam ne diaspora bi dañoo xëy rek ñu voté benn fonds indil leen ko tegal leen ay plateforme neen inscrire leen ci ñun dañ leen di dimbale te yaakaar naa ne diaspora bi yëpp méngoo nañ taxaw ne kenn laajul xalaati kenn ba wax ñoom nan lañ bëgg ñu dimbale leen yow ban réaction ngay am ci cette décision bu nga xam ne yéen a ko décidé indil ko waa diaspora bi sans pour autant ngeen laaj ci seen benn xalaat. waaw aide boobu dañ koy rafetlu d'abord lu ñuy rafetlu la ndax man dama bokkoon ci ñi nga xam ne dañoo taxawoon ne xaalis boobu xajoon na Sénégal mais saa su ne rek dañ naan boo nekkee di ci mbooloo bul xool yow la nga mën ak la nga mënul ak la la arrangé wul da ngay xool ñi nekk ci yeneen situation yi. d'autant plus que même bu fekkoon ne ca njëlbeen man dama bokkoon ci ña nga xam ne dama ne woon d'accord ma woon xaalis boobu ñëw mais bi xaalis bi ñëwee ñi nga xam ne jege nañ la pour nga dimbale leen déposer leen ci ngay xam ne am nañu ko soxla woon toog di xaar
ndax sénégalais xëy na dina diis ci moom mu jël ndimbal lu ko Aliou Ba jox mais bu dee ndimbal ba nga xam ne état moo ko jox loolu diisaay bi day wàññeeku ba tax na dañ ci remercier ak di ci féliciter le président Macky Sall ci xalaat boobu mu am pour dimbale askan wi waaye nag dafa am ay lato négativo li français di wax dafa am ay côté négatif parce que booy dimbalee les faatu yu nekk Italie wala les moodu yu nekk Italie d'abord dimbal bi dafa war a gaaw te gis nañ ne boobu ba léegi bokk man personnellement yëgaguma ñu ko jot ci ñi nga xam ne mooy tranche bi ñu doon dimbale ñi amul document wala ñi doon liggéey seen liggéey tax a tembe en tant que la grande coalition bo jàpp naa ne yéen waru leen see bañ yëg dara parce que ñu bëri jàpp nañ action boobu dugal ko ci volet politique jëmale ko ci diaspora non vraiment aide bi je pense que ambassade c'est ñoo ngi koy gérer au niveau de l'ambassade aide bi c'est pour toute la population donc du ay parti politique ñoo koy gérer c'est pas la grande coalition moo koy gérer donc ñoom ñoo ngi koy gérer foofu ñun dañuy jàppale nit ñi ñu suivre procédure bu njëkk muy inscrire ci plateforme bi nga xam ne ministre des Sénégalais de l'extérieur def na ko ñu jox leen numéro dossier deuxième procédure bi saa yu fa bu email ñëwee rek ñu dañuy topp directive yi ñu jox pour dimbale ñi ñu war a dimbale envoyer ay documents yooyu donc mais soxna Oumy en tant que aussi benn sociologue nekk ku nga xam ne aussi responsable bu mag la Milan mais première phase bi nga xam ne ñu faatoo ci Covid bi la ak ñu tëdd ci hôpital yi ak ñu nekk ñu nga xam ne en transit la ñu nekkoon ñu bloqué leen mais ñooñu première phase bi yow normalement war nga ci am le bilan war nga ci liggéey lu bëri yow nan nga ko jàngatee ak ban impact la am envers ñu nga xam ne soxla woon nañ ko. xam nga Aline première phase bi dafa am lu mu wane na ñi doon nëbbu fax génn nañu ndax bu njëkk ba da nga doon dégg ñu naan amul benn sénégalais bu dee ci Covid bi. ndimbal bi génnee sénégalais yi dee ci Covid yi seen i mbokk feeñu nañu. wane nañu signalé wu nañu donc loolu am na ci première phase bi. donc comme li ma lay wax rek fonds boobu c'est pas les partis politiques wala la grande coalition moo koy gérer ambassade au niveau de l'ambassade de Rome lañ koy gérer donc ñun dañuy suivre mais man actuellement man miy wax ak yow man déggaguma nit bu jot xaalis wala xamaguma bokk nit bu jot xaalis xëy na comme man je suis plus au nord wala ñi ma jege naa leen rek laay gën a mën a xam ñàkkul ne am na ñu jot mais man mii di wax ak yow moom wax sa dëgg sa yàlla yëgaguma ko moo tax sànq mu doon wax bu doon ndimbal bi yéex na ndax kuy dimbale ku feebar doo bàyyi ba mu dee nga ñëw di ko dëj ndimbal bi yéex na ndax depuis février ba léegi ñaata mois del na ba pare procédure bi tamit gudd na d'abord ñu ne la inscrire ci plateforme bi nga inscrire ci plateforme ñu ne la yónneel document yi consulat bu dee nord bi nga nekk yónnee ko Milan bu dee centre bi yónnee ko Napoli bu dee sud yónnee ko Rome te ba léegi tamit ñooñu toog di xaar bon ndimbal tamit dafa war a gaaw bu fekkee ñi ngay dimbale bëgg nga sukkali leen tuuti mais doo bàyyi xanaa ba ñu laf wala ba ñu feebar wala ba ñu dee ndimbal boobu di doog a yegg si yéexaay bi daal bokk na ci lu ñuy déplorer wax sa dëgg sa yàlla yéexaay bi bokk na ci lu ñuy déplorer. mais soxna Oumy vraiment ñuy déglu di seetaan am nañ jaaxle bu mag a mag vu que ne yow rôle bu ngay jouer sur cette grande coalition ak aussi responsable politique bu mag bu nga nekk ñëpp xam le président Modou Diagne Fada nekk le directeur Sonacos di ko nuyu de passage bu ngi seetaan mais normalement cette information là bu nga xam ne waroon nañoo demander xam diaspora bi lan la soxla gis nañu ne plateforme lañ créé depuis Dakar yow loo mën a dimbale nit man lu ma mën a dimbale nit je crois que dana toll fu nga xam ne man dinaa mën a inscrire nit ki rek ci plateforme bi mais est-ce que dinaa mën a suivre dossier bi est-ce que après dinaa reveniraat comme lu ñu laaj parce que gis nañu ay mail yu nga xam ne yónnee waat nañu ko ne nit ñi nañu scanner PDF document yi yóbbuwaat ko mais yéen normalement waru leen toog di seetaan war na am rôle bu ngeen ci jouer pour wax ne wax dëgg yàlla comme nu ma ko amee di ko kontaante di wax Modou ak faatu yi loolu mënuñu ko def parce que amuñu tax seeni kër fu nga xam ne dañ ko defee te période de confinement je crois que doo génn di dem ci benn tabakaay wala fon centre pour mën a def ces choses là loolu ñu bëggoon ci xam yéen nan ngeen ko jàngate Aliou xam nga loolu mooy li ma wax sànq rek aide bi non seulement yéex na mais procédure bi ñu ko jaaral gudd na te compliqué na moo tax ku ci mel ni yow ku ci mel ni man wala les acteurs politiques wala les acteurs associatifs ku ci nekk sa kër ay dossiers yu bari ngay jël toog di déposer nit ñi parce que comme ndax ni nga ko waxee du
Moodu yëpp wala Faatu yëpp ñoo am seen kër computer ñoo am seen kër scanner ñoo am seen kër wifi internet ba nga xam ne dinañu mën a suivre procédure yi wala yooyu yëpp wax bu ñu ko amee xëy na amuñu ay notion en informatique pour mën a suivre seen jeex donc procédure bi compliqué na pour kuy dimbale nit ba pare gudd na ba tax na xëy na comme li nga waxoon sànq rek bu fekkoon te njëlbeen ba associé woon nañu les faatu et les moodu xëy na dinañ ko doxalee neneen ndax nit ki danaan Olof Njaay day wax ne kii tëdd ci matlaam mooy xam matt ma koy matt yow mu ci tëddul mënoo xam ban matt koy matt ba xam ban côté ngay dem pour rayee ko donc xam naa ne yii yëpp dina doon ay jàngat ya nga xam ne le président de la république dina ci tirer ay conclusions pour ñaanuñu ko yàlla yu mel nii bu amatee mu doxalee ci neneen daal. mais yéen lan ngeen ci jouer sur ça boo yéen en tant que responsable politique avec le président bu nga xam ne Modou Diagne Fada la parce que relayeur d'information la je crois parce que man tey su ma amoon accès sur le ministre là bu du nelaw te waxuma ko problème yi ñuy dund. non man moom xam nga dama nekk coordinatrice d'un parti allié man lu ma mën mooy bu problème bu amee ma rendre compte sama leader. donc nag sama leader nu muy def ba acheminer information yooyu waxtaan ceex ñi mu war a waxtaanal. suivi ba cay am loolu après lay doon mais lu ñu mën ne mooy lépp lu fi xew ak ñun nuñ ko gisee ak nañ ko jàngatee ñu waroon informé nañ leen ko. waaw ñoo ngi leen di fàttali tey ñoo ngi am gan muy Soxna Oumy Niang nekk coordinatrice LDR Yeesal bu dëkk Milan nekk responsable politique di yëngu aussi si wàllu association ñu leen di rappeler que ne émission bi mën ngeen ci partager ngeen woote par WhatsApp wala appel normal à 388 et 87 05 96 388 87 05 96 ngeen joxe seen xalaat wala si vous avez des questions déjà questions yi bari na trop fii mais du ñàkk ne daneen si ñëwaat soxna Oumy ngay yëngu ci wàllu association ban association yi nan nga gisee seen taxawaay sur cette aide destinée à la diaspora bu nga xam ne ba mu ñëwee mel na ne ñu bëri jàpp nañ leen comme des complices yu nga xam ne jël nañ leen dugal leen ci comité de suivi bi pour mën a moi je sais pas lan lañ fay def sax parce que non seulement ces manquements là ñoom waroon nañ ko souligner bala ñu see participer ñu régler ko wala ñu taxaw nan nga ko jàngatee. bon man en tant que association bu mu bokk li ma waxoon sànq moom laay waxaat association yi def nañu liggéey bu am solo ba nga xam ne xëy na ñoom bu ñu fi nekkul woon ak daayira yi bu ñu fi nekkul woon mu ñaaw ndax rôle ba nga xam ne l'État moom la waroon jouer ñoom jouer nañ ko ba tax na ne ñoom wax sa dëgg sa yàlla feebar bi tax na askan wi xam seen importance léegi nag quant à association yi bokk ci commission yi man mi di wax ak yow nga xam ne maa ngi nekk au niveau d'Italie bokk ci Nord commission Nord mënuma la wax ban association ñoo fa représenter les associations ndax d'abord amul fédération des associations du Nord amul. mais ce qui lan mooy problème bi mooy man xaw ma nañ la ñuy def man ci samay wàllu bopp ñun xam nañu ne ñii ñoo ci bokk président yi dajalew nañ dañ discuter nañ ba déposer ñaar nit mais pourquoi communauté bi associé wuñ leen ci ce genre de décision. yan xanaa waxoo yu nekk Nord xëy na. mooy yu nekk Nord la ñuy wax parce que ñun comme Nord la ñu nekk tey am na ñaar ñu fa représenté maanaam buñ ñu déglu woon maanaam ñu yàpp leen loolu. man yóbbaale ko. information boobu yaa ma ko yëgal man yëguguma fax ne Nord am na ñu fi représenté parce que man je fais partie au niveau du Nord je fais partie de 3 associations yi nga xam ne qui sont reconnues au niveau du consulat te 3 yooyu yëpp yëgaguñ ne am nañu ay représentants ñu représenté ci commission boobu. moi je t'informe parce que au Nord. am na ñaari représentant c'est le président de l'ASSOS bi et monsieur Kassé de l'ECHO nee nañ ñoo représenter la communauté sénégalaise du Nord les présidents d'association dajaloo nañ. ASSOS bi bu Bergamo ak bu Nord donc yow comme yaa ngi ci ñetti association te yëgoo ko te am na kuréel gu nga xam ne les présidents d'association ñoo fa dajale te yéen ngeen am association kon donc y a quelque chose qui va pas. bon li may wax rek mooy kon. li ñuy bañ di wax si. mais qui représente cette communauté maintenant kon soxna Oumy dafa mel ne nag affaire bi xaw na la jaaxal ba. xam naa nag nga cee prononcé. xoolal daf ma jëlee kaw parce que bu fekkee da nga bokk ci ñetti association yi nga xam ne yëpp ce sont des associations reconnues
ya nga xam ne buñ demee consulat inscrire nañu bokk ci ñi nga xam ne le chancelier Fofana buy envoyé email daf leen koy envoyé. donc normalement yëguñu loolu yëguñu daje boobu yëguñu nañ ko tànnee yëguñu ku leen tànn donc dañuy jàpp na rek xëy na mbuxum la wala ay yaama neex pour tànn ay nit la nga xam ne man personnellement yëguma ko wax sa dëgg sa yàlla te xam naa ne association yi ma bokk tamit yëguñu ko nan la ñuy def ba tànn ñaar ñooñu bon xëy na au niveau du nord ki nekk responsable bi après moom bés boo leen amee possibilité jàkkaarloo moom ngeen poser question boobu mais xam naa ne du choix yi nga xam ne askan wee ko def même bu fekkee ne président ASOSB bi wala le président de l'ECO ñoo ngi def ay liggéey bu mucc ayib mais lii da di tànn ki la représenté te nag koo wóolu ngay tànn koo wóoluwul doo ko tànn waaye bu fekkee dañoo daje tànnal la te yow nga waroon tànn boobaa problème day daal di am. seen association comme nu ko ñu bëri di laajte représenté am nañu parce que dëgg sa yàlla yëguñu ko te gisuñu email bu ñu woo ni ñu daan yëgee information yi gisuñu benn email ba nga xam ne si listing bi wax nañu ne dañ leen a woo tel jour ngeen ñëw ñu daje pour ngeen tànn seen représentant. loolu xam naa du ñàkk comme consulat mu ñuy seetaan le chancelier ak l'ambassade parce que maintenant peut-être ñoo ngi jax kari askan bi ci lu nga xam ne askan noonu lañ ko mën a tuddee du ñàkk nag comme ñoom ñoo ngi ñuy seetaan xanaa lu ñu gaay da leen si jéem a remédier à ça ba xam nan lañ koy lijjantee mais lu ma ci xam mooy au nord chaque région am na fa ñaari représentant le comité local se trouve à Milan le consul général moo ko jiite vice consul bi topp ci chancelier bi mu ngi ci secrétaire bilingue bi mu ngi ci donc ak yeneen deux yu nga xam ne ñoo représenté yow mu bokk nag ci kuréel googu boo ko yëgul moom man jàppoon naa ne yow yaa ma ko war a yëgal mais yaa non yëguma ko moom wax sa dëgg sa yàlla te su comme yëguma ko samay association yëguñu ko ndax vraiment nañ xam ñaa xaalis bi ñaata moo fi yegg si nord bi nu mu toll loolu wuy ma bu dee nord am na lu fi lekk si loolu da nga koy laaj consul ndax man je travaille pas au niveau du consulat liggéeyuma fa te géré wu ma xaalis bu dee dugg na nañ ko génnee jox ko askan wi nu mu gën a gaawee. gis naa waa bitim réew barki démb à Belgique ñu wax xaalis buñ jot ak ñaata lañ ci dépensé ak ñaata la des mais normalement lan pourquoi cette manque de communication bu nga xam ne ñoom communiqué wuñu ci xaalis bi waxuñu aussi cas yu ñu réalisé ak lu nga xam ne moo ci des bu fekkee ne sax def nañ ay cas. man daal Aliou depuis le début de cette gestion au niveau d'Italie mënuma la wax temps moo fi dugg te xam naa ne position bi ma nekk moom la beaucoup d'acteurs nekk. mais duñ ko jàpp sa sàggante jàppoo ne loolu la wala ñoom ñoo communiqué wul jàppoo ne sa sàggante la wala ñoom ñoo communiqué wul. manque de communication la ba nga xam ne xamuñu c'est volontaire ou involontaire bu dee manque de communication involontaire c'est quelque chose ba nga xam ne ça peut se pardonner mais bu dee nag manque de communication involontaire moom mënut a nekk xam nga nit ki mën na xam ne lii dama ko war a def te du ko def loolu mën nga ko pardonner mais bu fekkee ne nit ku xam na ne lii dama ko war a def te defuma ko bu boobaa ça devient grave. mais quel est le message bu ngi leen adressé pour que ñu jéem a fexe ba askan bi xam ne ñoo ngi taxaw sonn bëgg a jot ci ndimbal loolu te ba tey jotaguñu ko. ñu wax ak askan wi gis nga Aliou communication li ma lay wax relation d'aide basé wul rek ci am xaalis jëlal xaalis askan day toll fa nga xam ne da nga war a génn wax ak ñoom moment bi ñoo ngi toll ci moment ba nga xam ne bu dee Italie 1000 personnes lañu 800 yëpp a ngay daw di dem consulat pour ay documents pour ci sénatoriat yi ñu jëm moment la ba nga xam ne kilifa yi dañoo war a di génn di wax ci askan wi dañoo war a génn di leen conseiller fan la ñuy jaar ak fan dul jaar mais pas dañuy pas bu moment ba nga kilifa yi mooy le consul général. non xam nga ne fii Italie bu ñuy wax kilifa yi hiérarchie la da ngay wax ambassade boo jógee ca ambassade wax consul c'est le consul général. boo ñëwee ba ci noor kañ consul général moom ngay wax mooy kilifa information bi kon jaxewu ko. ma ne boo ñëwee ba noor consul général madame Rokheba Touré moo fi Macky Sall donc s'il y a des informations à donner wala bu fekkee ne am na communication ba nga xam ne mu ngi war a jóge ci administré yi ak chef de poste bi ci moom la war a jóge warul jóge ci soxna Oumy wala ci Massamba wala ci Mademba. mais soxna Oumy am na ñuy laajte question yu bëri déjà ñoo ngi posé ay question yu bëri mais yan association lañ reconnaître est-ce que yow ñett association yu nga bokk yëpp reconnaître nañ leen au niveau du consulat général. non ñoom ñëpp reconnaître nañ leen parce que ñu ngi ci mailing liste bi
te chaque fois ñoo ngi jot ay email te ñi kenn nga xam jotu ne ci information concernant cette aide. non 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 ñoom ñoo ngi doon jot ambassade lettre bu mu génnee mais cette ñoom fois-ci la ñuy wax quoi jotuñ ci benn info bu nga xam ne dana wane ne ndimbali par ñëw na rapport woo ak nañ personnes choisies présidentielle. non 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 man boobu moom jotuñu ko par rapport ak 2 personnes choisies yi moom non soxna mais nag Oumy ambassade lépp document yi mu doon yónnee par rapport ak première phase bi bu ñu ko yónnee consulat dina ko jox association yi ñu jot ko document yi ñuy joxe lettre yi saa yu ñëwee ñoom dañ koy transférer nag mooy ce qui est louche mooy bii ñu war a choisir te yëguñu kañ la ñu daje kañ la ñuy choisir. mais pourquoi yéen comité seen local association le président la personne morale aussi jéemu la def benn action pour jéem aussi parce que man jàpp naa ne bu ma jiitee association aussi bu cas bi demee noonu dina leen interpeller laaj leen donc si yan base la ñu def xam nañu ne président association am na benn kuréel bu ñu def bu nga xam ne ñoom ñoo ci tànn ñaar ci région bu nekk déposé ko foofu te léegi ñooñu la ñuy communiquer ñooñu la ñuy discuter en quelque sorte. xam nga loolu man personnellement man mi nekk membre d'une association nee naa la tey laa ko yëg ci yow laa ko déggee buñ ci jógee du ñàkk ñun jéego yuñ ciy dox parce que nit ki tamit ki lay représenté war nga koo xam même boo ko yónniwulee tamit nga xam ko mais bu fekkee ne bokkoo ca ñaka tànn wala yónniwoo ko fax war nga koo mën a xam donc bu ñu jógee ci lii dañ ci war a dox dinañ ko ci dox. soxna Oumy ban message ngay envoyé ngay adressé directement le consulat général bu Milan concernant cette aide wala le consulat war ngeen am ay relation jàpp nañu ne war ngeen am ay relation yu nga xam ne même bu dee relation professionnelle la wala liggéey. Aliou Ba comprendre ma sa question man ak moom ban relation professionnelle la ñu nag dafa mel ne fu mu toll nii comprendre ma sa question man je travaille pas au consulat man liggéeyuma consulat. comme affaire bi doxul war nga mën a am donc sañ-sañ bu nga xam ne yow boo poudre woon tax bu ñu la gisee ñoom dañ la xàmmee nga mën leen a wax ce qui ne va pas le consulat général ba aussi le consul général bu nga xam ne am ngeen ay relation professionnelles yu nga xam ne yow yaa nekkoon chargé des élections non si la grande coalition te ce qui est sûr que ne yéen a ngi déggante. waaw xam nga relation professionnelle liggéey la te lee politique la du liggéey. relation professionnelle mooy mënoo liggéey ci soxna Oumy am na ku bëgg a dugg ci live bi ñu permettre ko mu dugg. asalaamaaleykum. Njawar Jeey ñoo ngi lay ziare da nga bëggoon a participer ci live bi allo Njawar Jeey allo allo Njawar Jeey allo. Njawar dafa mel ne sa mbokk Thiès wala Njawar ñoo ngi lay déglu. waaw Njawar ñoo ngi lay fay nga bëggoon participer ci émission bi. waaw man dama bëggoon participer bon man en fait j'étais contre pour les aides parce que xamoon nañu aide bi su ñëwee après day Aliou Njawar je l'entends pas de après nga wax ma question. déggoo Njawar dafa mel ne soxna Oumy nee na déggu la bu baax. allo yaa ngi may dégg wala. waaw maa ngi lay dégg. allo. waaw mu ngi lay dégg vas-y. waaw dama ni maa ngi nuyu soxna Oumy quoi bon en fait aide bi ñun dès le début bi ñu ko annoncé on était contre bon génnoon nañ si waxtaan nañ si on était contre parce que ñun ñëpp ñi nekk si diaspora bi xamoon nañu su ñëwee nii lay demee quoi non seulement dafa war a ñëw comme lu soxna Oumy waxee alléger population mais dafay ñëw non seulement lu ma si gën a métti man aide bi su ñëwoon jaar yoon sax su mën a am si loolu c'est pas. mais yow da ngaa jàpp ne dafa jaarul yoon. non dama ni lu ma si gën a métti mais aide bi nu mu cassé élan de solidarité association yi man loolu moo ma métti quoi. déet cassé wu ko la Njawar association moom ñoo ngi doon def lu ñu doon def. non dama lay wax ni gars yi dañu doon def gars yi kii bi mu doon demee ñu doon dimbalee sànq début bi gars yi kii bi ñu amoon rythme bu ñu amoon léegi ci sens rythme bi c'est un peu cassé parce que lépp ku nekk ngi xaar xaalis bi mi ngi ñëw. même su nekkee non par rapport ak participation nit ñi quoi comme nit ñi lu ñu doon joxe léegi soo waxee daan la mais xaalis bi mi ngi ñëw lan la ñuy joxee fii c'est-à-dire que nu mu cassé rythme bi quoi su ñëwee dañ cassé rythme de élan de solidarité bi. association ñu ngi continuer di laaj mais nit ñi participé wuñu imaginer tey ñoom waxuñu woon dañuy dimbali nit ñi dañuy dugal xaalis mais nit ñi chaque fois dañ doon joxe. léegi yow Njawar yaa ngi déglu waxtaan bi ak soxna Oumy bu fekkee am na loo ko doon posé wala boog benn contribution. bon en fait du ma ko doon question bi ma ko bëggoon posé mooy c'est-à-dire que instant yi bon dañu doon gis ni bon moom bi mu nekkee si biti da doon xeex yoo xam ne ay combat citoyen la woon comme ça les cartes d'identité yi passeport yi mais tey gis nañ jafe-jafe yi passeport yi nekk si kii bi si
si nu mu tuddati si consulat bi mais j'espère que combat boobu moom war ko bàyyi même su nekkee dans le mouvement mi ngi nekk si mouvement présidentiel daf na am loolu c'est un combat citoyen parce que à un moment donné ñoom dañoon casse pour les Sénégalais am ay carte d'identité mais tey lu gën a grave mooy ay Sénégalais dañu leen war a may ay kayit. yow daal Ndiawar jàpp nga ne moom daal dafa rangé wu ci mouvement présidentiel bi daal di toog jàpp ñaamram. parce que même yow soo nekkee si mouvement présidentiel am na yoo xam ne combat de citoyen ça n'a rien à voir ak politique ça n'a rien à voir même man dama gis ni parfois suñu association yi tamit am na foo xam ne joué wuñu seen rôle parce que association normalement dafa war a jóg kaasal nit ñi boo mais waxuma sax au delà de kaasal mais war nañu mun a dem jàkkaarloo conseil bi jox ko ay propositions. mais Ndiawar am na région bu nekk am na ñaar ñu nga xam ne ñoo fi représenté association yi non wala yow yëgoo ko tamit. non mais yëg naa ko ni ñu ko defee sax dafa grave man dama la jox benn exemple Oudine on a pris 2 personnes à Oudine mais Oudine télévision moo gën a rëy Oudine ñu fa nekk bëri wuñ mais on a pris 2 personnes télévision benn personne man yooyu. jërëjëf Ndiawar xanaa ñu permettre. poser beneen question bi c'est-à-dire que combat bi ñu war a mëne mooy combat citoyen dañ leen di xool nan la ñuy dimbalee c'est problème d'organisation la que nit ñi ñu yombalal passeport nit ñi xool nan la ñuy xool nan la ñuy joxe ay genre ak utiliser les technologies nouvelles si affaire rendez-vous yi joxante ay rendez-vous ñu bañ fa dajale man loolu rek laa amoon lu may wax. merci Ndiawar jërëjëf xam naa point boobu mooy dernier point bi Ndiawar ramassé na lu bëri mais lu ñu si jàpp moom nee na daal yow ba nga rangé woo dugg ci mouvance présidentielle bi ba léegi da ngaa noppi kenn déggatu la dafa too benn bataille citoyenne te aussi ŋàññi na aussi aide bi wax na ci xalaatam looy wax Ndiawar. Aliou waaw. man Ndiawar dégguma ko bu baax lu mu wax donc dama bëgg nga résumé rek en quelque sorte moom nee na yow daal ba nga duggee ci nguur gi ba tey daal di ànd ak gars yi da ngaa toog xeexatoo comme nañ la xamee woon bu njëkk loolu mooy demande am mooy question am lan moo waral loolu yu si des moom ay suggestion la joxe yu nga xam ne nu ñu doxalee aide bi nee na baaxul te waaw Aliou xanaa ñoom dañoo amatul ku leen xeexal xanaa amatuñ ku leen xeexal lu tax mu ne bu ñu duggee ci nguur gi ba léegi bi ñu demee def alliance ànd ak Macky Sall ba léegi xeexatuñu ñoo ngi xeex seulement que y a des questions ya nga xam ne dootuñu nekk ci rajo yeex ci télévision yi di ko lijjanti y a des questions ya nga xam ne xoolal question ya xam. mais c'est ça aussi le problème quand même parce que je sais que ne c'est un peu gênant ngay jaxe chaque jour di génn di wax mais jàpp nañu ne ñun aussi loolu moo la waroon en tant que nga xam ne aussi citoyen la nekk responsable politique bu nga xam ne vraiment dafa war a défendre askan bi. Aliou depuis élection yi ba léegi maa ngi doog a nangu waxtaan ci média. yow koy ëpp na 2 ans yaa ngi doog a génn média. non matul 2 ans nag depuis après élection yi ba pare la te xëy na relation yi ñu am moo tax bi nga ma waxee dama lay invité mënuma ci woon teg baat donc dañoo jóge woon ci élection. ma nekkoon chargé des élections de la grande coalition Benno Bokk Yaakaar fii au niveau d'Italie ñu jóge fa ñun bi ñu fa jógee man personnellement sama parti. mais nañu bàyyi loolu ba ci dernière partie bi. xam ne nañu dugg ci politique bi tuuti. am na beneen aussi koo xam ne nee nañu mais ban xeex ak lan ngeen def aussi si suñu réew bu nga xam ne vraiment moo nekkoon lutte bu nga xam ne moom moo ñoroon diaspora bi ñoom loolu lañ demandé woon mooy seeni néew ñu yóbbu ko Sénégal te gars yi déglu wuñ leen dugal fi ay milliards nee na moom lan ngeen ci def ci loolu noonu lan ngeen ci seen taxawaay lan la ci xeex. yow wuyu ma Ndiawar kii ñu koy waxee Aliou d'abord man nuyu ma fax Ndiawar mon frère Thiessois boobu nga xam ne ñu ñaar ñoo bokk association du Thiès. Ndiawar dafa dugg rek rañaan la moom xam nu mu demee noonu. non Ndiawar moom xam nga xamagul moom fu muy féete comme xaw ma mi ngi ci Sonko xaw ma mi ngi ci Idi xamagul fu muy féete moo tax moom fu mu fekk waxtaan rek day rajaxe mais c'est un frère ba nga xam ne on partage beaucoup de choses maa ngi koy nuyu ñoo bokk association doomi Thiès yi nekk fii Italie. alors je disais que xeex suñu néew ñi ci xeex te fësuñu ñoo ëpp fax ñi ci xeex te fës. moodu ak faat yi ci doon xeex te fësuñu demuñu ci presse invité wuñ leen ci ay rajo nekkuñu di wax di def ay audio wala di lii ñoo ëpp fax ñi nga xam ne ñoom lañ doon gis ci devant de la scène. loolu am na. ku ci nekk ak nam ko xeexee ku ci nekk ak wàll wam ca dox. te d'ailleurs on remercie sur ce sujet le président Macky Sall bi nga xamee ne delluwaat na gannaaw ba permettre
néew mën a jóge fii dem Sénégal ndax xëy na nag gisuñu soxna mi ñaa taxaw ci rajo bi wala taxaw ci télé bi wax mais xeex bi ku ci nekk nga ko doon xeexee à ta manière xam nga xeexu opposition bokkul ak xeexu parti allié. jël kii nekk en ligne asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaw ñoo ngi lay ziare sëñ bi yow la kan ak fay wootee. maa ngi def la ziar man la Amadou Guissé di woote depuis Napoli. Amadou Guissé moom depuis Napoli lay wootee. maa ngi nuyu di leen ziar. waaw ñoo ngi lay ziare Amadou. di nuyu la Lion du président Modiane Fada. la Lion di. waaw nekk vraiment nekk femme bu jàmbaare. ku ma fan quoi ku ma naw vraiment. di nuyu léegi ki génn léegi muy Njawar moo namee Njawar. xam naa ñoom ndeysaan ñoom amul lu wax ndeysaan amul ko leen défendre ba amul lu waxati moo tax su ñuy nii dañuy bëgg gars yi génn di wax te moment bi du ma wax ma jëf la quoi. waaw mais ku jàpp ne boo gisee lu doxul waroo génn wax ko au moins mën na changer dara. c'est vrai mais xam nga ñoom dañuy ruube rek ñoom amul programme amul lu ñu def donc il faut ñu génn jéem a. mais yow jàpp nga ne soxna Oumy mu nga tuddee la Lion def na lu mu waroon a def durant cette pandémie bi nga xam ne am na fi Italie si wàllu autorité yi nuñ seetaanee ak nuñ taxawee. man maa ngi Napoli man ku ma xam ni man suis apériste donc moom yàlla def tey ñu bokk tey di gouverner kon donc damay jàpp daf koy jàpp ko sama bopp te gis naa ñu ngi liggéey bu am solo déjà dégg naa ko rek sànq ma maa ngi suivre yàlla li fi wax yëpp rek kon xam naa ne ko nekk mi ngi liggéey bu am solo donc lu ma rek mooy encouragé ko jàppale ko parce que jàmbaar la. mais yéen Napoli nan ngeen jàngatee Covid bi ak autorité yi nekk foofu xam ne état Sénégal leen fa bàyyi muy ci wàllu aide bi ak ci wàllu durant pandémie beeg yooyu yëpp. nan lañ ci taxawee ak yéen. aide bi moom su bëggee dëgg-dëgg zéro parce que yaakaar naa nit ki boo koy dimbalee doo bàyyi ba mu bëgg faatu nga bëgg dimbale. mais ba léegi nii est-ce que dégg ngeen ñu xam ne ñoom seen xaalis mu yegg si ñoom wala genre yooyu. ba léegi dara jotagul parce que man mi yoo xam nii man bokkoon naa ñi defal gars yi ay demande jusqu'à présent jotuñu benn cent jotu jógun ko gars yi déposé nañu daanu récupérer dossier yi yóbbu ko Rome toog di xaar xëy na ñu ni semaine prochaine mais yéex goo xam ni maa ngi dem si. mais est-ce que am ngeen ñu ci faatu ci coronavirus bi foofu. non yow vraiment macha allah ñun gisuñu ko fi faatu gisuñu aussi ku ci am feebar moom. vraiment. waa jërëjëf ñoo ngi lay ziare vas-y. daa ma may benn 5 minutes rek. 5 minutes moom est-ce que ëppul xanaa nga baral ko rek ñu may la benn minute. waaw même 4 minutes rek fi may waxee mooy tey mbir mi yéex boo xam ne tey autorité dañu ci war a gaaw taxaw ci parce que ñu ni soxal nañ ko trop fu ma tourné génn ñu aussi ñu may carte ba demee xaalis bi kañ léegi ñëw xaalis bi kañ léegi dugg. mais yow lan ngay représenté foofu ci communauté bi. man dara. ah ok yow responsable politique nga yéen a indi affaire moo tax. man moom nee naa la baal ma fay rek donc mu nekk loo xam ni vraiment yéex boo xam ni war nañ ci gaaw jàppale nit ñi parce que man tamit bon xam na xëy na man tamit bon maa ngi ci réseaux sociaux yi maa ngi wax ak gars yi maa ngi attaque gauche di attaque droite mais mbir mi yéex na man en tant que un apériste mbir mu doxul yéex na trop. waaw loolu xam naa ne yow comme munoo jot ci Macky Sall président Macky Sall soxna Oumy dana ko yeggali le président parce que mu ngi seetaan. waaw loolu moom leer na parce que gis naa ñu connecté fii seen gars yi ñëpp connecté nañ di seetaan. man moom voilà très bien kon donc Macky bi ñu koy dégg beneen bi mooy Diagne Fada si boppam laay waxal bu dee mi may dégg. le président Diagne Fada waaw. mu ngi lay dégg mu ngi seetaan direct bi. na ma seetaan man la gisee Amadou Guissé moom il me connaît très bien tey ku si mel ne soxna Oumy du nekk tey ñu ànd ak président Macky Sall la jàppale ko ba président Macky Sall la falu tey moom mu nekk tey directeur tey Sonacos soxna Oumy mii def liggéey bu am solo. ñu bàyyi ko ni mu toog teguñu ko fenn parce que politique ñëpp a yem yaa ngi fa ne bu ñu may dégg soxna Oumy mii fexeel ñu am fu ñu ko recasé. jërëjëf ni ki tamit bu la jàpp bu la nekkal ci kër gi xam ci naaj bi ne ko nekkal ci kër gi jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf déglu nañ sa contribution am na solo mais nag xam naa ne dara doy waar bu fekkee ku jàppale nii rek ñu kaase la dana yéeme soxna Oumy nga ramassé brièvement si ñooñu ñu dugg ci beneen point bi.
waaw xanaa di remercier le frère Guissé bi nga xam ne moo woote léegi nii rek di ku jàmbaar tamit ci APR xam ne bokk ci ñi nga xam ne yaatal nañu biir APR donc di ko remercier di wax ne moom ci kàddoom rek ak ci directive mi def bokk na ci ñi nga xam ne à chaque fois ñu ngi alerter le président Macky Sall ak di arrêté par rapport ak situation bi fii au niveau d'Italie. mi ñoo nga jéggal ñu jël kii en ligne allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. oui maaleykum salaam. waaw boo wàññee kii bi rek ñu dégg la ñoo ngi lay nuyu yow la kan ak fay woote. man la Atoumane Fall maa ngi wootee Torino. Atoumane Fall depuis Torino. oui. Atoumane ñoo ngi lay ziar de dalal ci point de vue fii recevoir soxna Oumy Niang. waaw maa ngi leen di ziar yéen itam bu baax a baax di leen nuyu di apprécier débat bi di déplorer rek benn affaire bu ndaw mooy les retards. Je pense que si on dit que le débat doit commencer à 22h, au moins 10 minutes de retard, on peut accepter, mais pas 35 minutes. Oui, vraiment, ça, je pense ñoo ngi koy jégalu bu baax on avait des soucis techniques quoi des problèmes techniques. D'accord. Di féliciter ma sœur suñu coordinatrice Sonomi parce que moi je fais partie du parti LDR Yeesal. maa ngi koy féliciter bu baax si disons éloquence am ak nu mu leeralee disons questions yi nga ko laaj yëpp. Et di bëgg a ñëw si 2 points pour le aide bi nga xam ne nii war na jógee Sénégal ñëw Italie man ça c'est ma vision personnelle sama considération personnelle ça n'a rien à voir avec loo xam ne nii suñu parti moo ko jël. man personnellement bon bu mu woon aide bi jógee Sénégal bi ñëw Italie wala mu ñëw dans la diaspora parce que xam nañ ni Sénégal actuellement nii ñooñu gën a soxla aide bi nga xam ne ñëw na fii nii dans la diaspora. waaw mais nag Antoine gis nañu ne Paris barki démb nit ñi malgré confinement bi rang nañ ci consulat ci ambassade bi pour 300 € te gis nga nombre boobu kon ñooñu soxla nañ ko aussi. mais ça à mon avis dafa nekk ci manque organisation bu diaspora ya si ñoom la mbir mi dépendre su fekkoon am nañu organisation bi ñu waar lii bu ñëwee 12 milliards vraiment nekkul ne vraiment mun na 300 la ñuy jox. nekkul ne mën na disons faj ay soxla yu bari mais su organisation amoon fii ci diaspora bi dañu soxla ay 300 yoo xam ne jóge Sénégal. waaw Antoine ñoo ngi lay ziare kon di la nuyu di nuyu aussi waatu. mooy aussi nit ki su ko ànd ak moom su defee lu baax nga tàcc ko su defee loo xam ne yaakaar na ni baaxul da nga koy disons critiquer de façon constructive. Man personnellement ñu gérer la gestion de la Covid bi aussi bien Sénégal et bi doon def Sénégal ak bi ñëw fii man dama ko contre du début à la fin. li tax mooy nit ki su koy dimbali comme ni ki ñëpp waxee da nga koy dimbali si ba mu ko soxlaa mais doo xaar ba mu dee ba pare nga bëgg ko dëj. ça fait presque 3 mois bientôt 3 mois Sénégal ñu xam ni jàngoro bi dugg na fa. jusqu'à présent am na ñoo xam ne jotuñu seen dimbali yi xam ne ni ñoo leen ko doon dégg. te nit ki su ko di dimbali nga dimbali ko xam ne moo gën a gaaw mais di jënd ay ceeb di ko transporter di koy joxe dans les points disons les plus loin du Sénégal à mon avis seen ko woon Sénégal bu nekk su ngay dimbali am nga benn moyen bu ñuy wax mën a yónnee xaalis mu xool exactement moom lan moo ko mën mu jënd ko ma fi man damay bay ceeb nga may ceeb du ko soxla. jërëjëf Antoine xanaa. dama ko soxla donc loolu moo nekkoon vraiment li ma mën a apporter comme disons critique bu ndaw. merci Antoine doon ñu woo depuis jërëjëf Antoine doon woote depuis Torino soxna mi déglu nga Antoine ci intervention boobu. waaw Atoumane Fall suñu membre LDR Yeesal la bu nekk Torino donc déglu ma lu baax lu mu wax lépp mais xam naa ne nit la ka nga xam ne bokk na ci commission Covid bi nga xam ne LDR Yeesal moom la teg fii au niveau d'Italie te mu def ci liggéey bu mucc ayib donc lu ma jot a dégg rek mooy bokk na ci ñi nga xam ne xëy na maax comme ni ma ko waxee sànq. partagé moom dalay ñaax rek dalay ñaax aussi d'accordul ci aide bi waa Sénégal ak gën a soxla. waaw aide bi moom ñu ci bëri. aide bi ñu ci bëri d'accorduñ ci woon.
waaye xam bu nga ne boo fekkee ne gisee dañ laa laaj ca boo xalaat mais fekkee ne loo man xam ne xam nga bu dee soxla bi dama ne man soxlawuma aide bi wala Atoumane wala Alioune Ba wala keneen ne soxlawul aide bi te au même moment nga gis ne plus de 1000 et quelques déposé nañu seen dossier pour aide bi da ngay xam ne yow nit ku nekk yemul yow mën nga bañ a soxla mais sa morom soxla ba tax na sa cas yu mel noonu bu amee ku ci nekk dootoo xool yow li nga d'accord ak li nga d'accordul mais da ngay xool li askan wi bëgg loolu. ñu ne le gouvernement italien génn na benn loi pour maye këyit vraiment ñu xam ne gëj na am mu bëri ay jafe-jafe nag yu nga xam ne nii am na ci wàllu passeport parce que xam nañu ne këyit fii boo ko amul doo def yitte ci passeport yi ñenn ñi aussi mën na am jóge nañ ci gaal yi ñëw yoruñu passeport ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ba indi na problème bu nga xam ne parce que avant ngay déposer foog nga am passeport ñu gis jamono yi nag situation bi au niveau du consulat mu compliqué trop 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 nan nga jàngatee tout ça dans l'ensemble. waaw dans l'ensemble dama naan c'est une situation déplorable c'est une situation déplorable parce que c'est l'image même de notre institution qui est en jeu ndax bu fekkee sénégalais yi daje nañ fa fees fa dellu noonu wala ñu fay fanaan ba journalistes italiens yi di ci wax te xam na ne instant bi situation bi mi ngi gën di catastrophique mais muy situation ba nga xam ne tamit c'est partagé à deux niveaux ci sama xalaat bu gàtt niveau bu njëkk bi mooy sénégalais bi ci boppam parce que ñun dañoo tàmm malaa ñuy ut document sénégalais rek soxla ko buñ ko soxlawul duñ ko ut damay joxe benn exemple rek am naa sama benn mbokk bu ma jege ba nga xam ne dafa ñëw déposer passeport fanaan fii sama kër xëy dem déposer ñu jox ko rendez-vous de ko dans 15 jours na nga ko jëli mu ñibbi 15 jours ya jot ma woo ko ne ko na ko jël si mu ne ma non comme soxlaw ko demagul léegi Sénégal amul kayit du ko jëli bi mu toogee ba sénétariat bi commencé génn muy xar tànk tubéem pour jël si ko te fekk ne mënoon naa jëli passeport am bu yàgg def ko ci suufu ñegenaayam daas fanaanal loolu ci comportement sénégalais la donc responsabilité bi sénégalais bi ci boppam da ciy am part da ciy am wàll beneen bi muy au niveau de l'institution proprement dite ndax institution bi waroon naa organiser wu de telle sorte que ñi am rendez-vous ñooy ñëw ku am rendez-vous toog sa kër. soxna mi nga baal ñu jël benn audit am na kuy woote fii asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. soxna si ñoo ngi lay ziare yow la kan. man la Aminata Ndiaye bu mouvement diaspora Aly Ngouille Ndiaye. ñoo ngi lay ziare ay soxna Aminata. monsieur Aline maa ngi leen di ziar. Aminata ñoo ngi lay delloo ziar bu baax a baax. di rafetlu émission bi. macha allah ñu ngi suivre bu baax. xanaa rek di ñaax suñu sœur soxna Oumy Niang. soxna Oumy suñu camarade. di ko jaajëfal aussi di ko encourager. ndax mu ngi def liggéey bu am solo macha allah. ci diaspora bi moom ku ko xam-xam ne jàmbaari fàkk tëdd la. donc baissewul les bras sur dara ni mu def rek yaakaar naa ne bu ko ñetti moroomam defee rek Sénégal jëm kanam. kon nag dañuy am mbégte rek ak contentement vraiment xeebuñu lenn ci li muy def ndax moom yëf yi ku yokkul rek da ngaa wàññi kon lu ci waay def rek sa njàmbaar moo tax nga def ko. mais yéen ñu ngeen xam ne da ngeen fi représente aussi le président monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye mais yéen lan mooy seen taxawaay aussi si cette situation bu nga xam ne mooy problème mu crise bi ak problème bi xam ne am na consulat ak aide beeg yëpp nan ngeen ko jàngatee. waaw xam nga sànq comme ni ko sama naataango soxna Oumy waxee loo gis lu ne rek dafa am hiérarchie am fu mu war a jaar parce que dowul nekk ku nekk da ngay jaar par la fenêtre l'autre passe par la porte non y a une hiérarchie te lu ñëw ci réew lu ne rek am na fu muy jaar donc comme ni mu ko waxee xam nga on parle de l'ambassadeur on parle du consulat donc yow en tant que mouvement lan nga war a def lan moo ci war a doon sa taxawaay c'est comme toi et moi c'est comme les autres voilà c'est pas que da ngay ñëw décider dara à leur place parce que loo gis lu ne dafa am yoon donc yoon bi nga xam ne moom lañ tëral Sénégal hiérarchie boobu am Sénégal hiérarchie boobu moo am fii rek. waaw mais normalement yéen ñu nga xam ne ay collaborateurs ngeen noonu leen di jàppee
mais war ngeen ci mën a intervenir war ngeen mën a aussi nekk ñu nga xam ne ay relais ngeen pour mën a l'information yi parce que yow leer na ma ne chaque 2 jours nga déggante ak Aly Ngouille Ndiaye monsieur le ministre kon donc moom waroon na information bu xew fii waru ko umpu bu fekkee liggéey ngeen dëgg-dëgg. waaw monsieur le ministre de l'intérieur nag xam nga wax dëgg jamono ji ñu toll nii ku ne xam na fa taxawaayam féete ci sécurité réew mi ci assurer li nga xamante ne moo jaadu Sénégal yaakaar naa kenn ku nekk yaa ngi gis liggéey bi ñu ciy def kon jàpp naa ne taxaw war ñoo mën a séddaleel suñu xaalis wala war ñoo mën a transfert suñu programme fii ci diaspora dina jafe lool ndax loolu tax ñu teg non mais monsieur le ministre kay xanaa dañ koy affaire peut-être passeport yeeg yooyu noonu mu mën ci def parce que temps yi tax ñoo ngi naan am na mission bu mu xam ne ñoo ngi naan mën naa am dana ko envoyer en Europe pour mu régler ce problème est-ce que loolu mën nañ ko dëggal. ah déet regarde y a une de ces informations yoo xam ne nag il faut s'adresser à l'ambassadeur il faut s'adresser au consul mais pas à Aminata en tant que tel parce que ça passe pas par moi donc c'est comme toi et moi ni nga jotee information bi noonu laa koy jotee. en tant que yow muy jot monsieur le ministre sax ngoon noonu nga jotee info bi comme man. waaw loolu ci beneen fànn la yaa ngi wax ak ku ñàkk jot nag koo xam ne biir réew ma rek doy na ko soxla jamono ji may waxanteeg yow mu xar tànk tubayam ci lépp monsieur le ministre dégguma ko chaque jour moom franchement dégguma ko chaque jour ndax amul sama jot ndax yaakaar naa ne Sénégal fi mu ne toll na moment boo xamante ne bu ñu nelawee tuuti réew mi tàkk kon jàpp naa ne jamono ji yitteem am na lu mu doon te am na ci lu mu nekk te yaakaar naa mi ngi feeñ. jërëjëf soxna Aminata Ndiaye moom muy représenté fii mouvement Aly Ngouille Ndiaye ñoo ngi lay nuyu di la sant bu baax ci intervention boobu mu def soxna mi ñu bàyyi la nga continuer gis nga image bi nga xam ne moom moo amoon devant. waaw avant may wax ci image bi rek damay nuyu soxna Aminata Ndiaye bi nga xam ne moo woote sànq moom maax moom du Italie moo ñu boole depuis université ba ñu nekkee ci Claudel collectif des étudiantes de Claudel. mu nekk toujours une battante ñu ñëw fii tamit bi ñuy LDR Yeesal allié woo APR ñun ñu bokkoon ci collectif des alliés du parti APR donc ñu yàgg liggéey di ko remercier ci témoignage bi mu def di wax sànq rek dama doon wax ne situation bi am au niveau du consulat ci ñaari fànn la fànn bu njëkk bi waxoon naa ko ba pare mooy sénégalais bi nga xam ne malaa muy udd ba ca cëppaandaw ga te mu doon ay documents yi nga xam ne mënoon nañ koo ut daas fanaanal defuñu ko deuxième fànn bi ma ne la mooy institution bi ci boppam nga xam ne mënoon nañu organiser wu de telle sorte ba nga xam ne ñiy ñëw mooy ñi am rendez-vous nga xam ne yow boo amee rendez-vous boo xëyee jël train ñëw boo ñëwee heure boo n'importe heure boo ñëw nga ñëw déposer. xeex askan bi depuis ëpp na 10 ans te ba tey ji y a rien y a benn numéro fa nekkoon xaw ma ñaar. xam nga numéro yi moom bu ñu waxantee dëgg personnellement man mii sama bopp wax dama may xëy journée lëmb di woote ci numéro boobu te du ma jot kenn. donc institution bi am na benn faille ba nga xam ne war nañ koo xoolaat même seen biir mais faille boobu tamit à un moment donné dafay compréhensible parce que bu fekkee ne le chef de poste ak les administrés jubóowuñu seen biir day mel ni ñii Aliou dama ne bu dee chef de poste consulat bi waa déglu waa consul général bi moom moo jiite ak consul bi consulat bi donc kon donc chef de poste bi consul général la ça c'est voilà léegi bu dee chef de poste bi muy consul général jubóowu la ses administrés ñooy liggéey ak ñoom mu am benn gegeer foraat ba fa am day mel ni fukki nit di gas fukki nit di suul pour liggéey ba yemb day daal di doy waar te bu boobaa askan wi ñun ñi ñoo ciy doon les perdants donc je pense que ñoom war nañu xoolaat seen bopp war nañu organiser waat seen bopp kii chef de poste bi di consul général xam na ne bu ñu ko fa tegee askan wee tax ña fay liggéey tamit xam na ne bu ñuy am seen salaire askan wee tax comme ñoom ñëpp ku ci nekk bàyyi dara pour ñu mën a ànd ndax dëkk bi. mais léegi lan lañu war a mën a def pour résoudre ce problème bu nga xam ne moom moo nekk à Milan nit ñi di jógee ba Napoli ñii di jógee ba Rome di ñëw di fanaan ci consulat bi. xam nga yàgg nañoo xeex avant même Covid di am avant même sénatoriat di am ñu yàgg di xeex ne il faut que ñu ut yeneen ñu détaché ci yenn secteurs yi ñu yóbbu leen fa parce que Italie dafa gudd ba nga xam ne nit ñi dañuy def des kilomètres et des kilomètres des centaines de kilomètres pour di ñëw di déposer passeport. ba tax na foogoon nañ ne centre de dépôt yi mënoon nañ koo décentraliser un peu partout au niveau d'Italie ñu am 4 ba 5 bu boobaa ñu ci bëri duñu déplacé wu pour ñëw au niveau du nord au niveau de Milan loolu
xeex la ba nga xam ne immigré yu nekk Italie yépp ñoo ngi ko doon xeex avant même Covid di am avant sénatorial lu ñu yàgg xeex la lu bokkoon ci suñuy plan suñu programme de campagne ñu yàgg koo xeex te ba léegi di ko continuer di ko xeex donc bu fekkee nag maye kayit dafa tombé mu ñëw comme ni ko Aminata Ndiaye waxee sànq ci dégg ñun ñëpp dégg nañu information comme quoi que am na commission buy ñëw bon espérons que mu ñëw te espérons que bu ñëwee ñu détaché leen ñu mën a dem wër ci dëkk-dëkkaat yi ndax ak confinement bi ak blocage bi am entre région yi c'est toujours difficile pour sénégalais ñuy déplacé wu di jóge ci région di dem ci beneen région pour déposer lii nag nga gis photo bi ñëpp ko seetaan am lu leen metti ndax ñëw ba buntu consulat yi lal fi ay matelas noonu teg say lii di seetaan lu ñaaw la lu ñuy déplorer la te lii je pense que l'éducation sénégalaise ci boppam ñoo ko war a bañ ñoo ko war a bañal suñu bopp maa ngi seetaan vidéo ñu naan dañoo war a ut ay hôtel wala dañoo war a ut ay kër ya nga xam ne ñi jóge fu sori yi bu ñu ñëwee fa lañ leen di yóbbu mais Aliou Ndiaye Aliou nañu waxante dëgg ban ambassade nga gis wala ban consulat nga gis bu français fa wala bu américain ba nga xam ne ay citoyen bu ñu ñëwee dañ leen di yóbbu hôtel fayal leen fa ñu fanaan fa pour ñu xëy déposer loolu du doon solution problème bi mooy ñu joxe rendez-vous nit ñi ñu wuyu téléphone yi su ko defee tey soxna Oumy Niang bu ma amee rendez-vous dem xam ne dinaa déposer su ma amul rendez-vous toog sama kër loolu du jar may dem ca buntu ba di fanaan pour bokk ci ñi njëkk inscrire. man soxna Oumy jàpp naa ne liggéey bi ñuy def aussi ñun liggéey la aussi pour conscientiser cette diaspora mais parfois aussi wax nga ko sànq foog ñu aussi ñemee taxaw waxante dëgg moi je crois que nit ki aussi booy déplacé wu dem ba Milan war nga mën a xam ne war nga am foo mën a nekk wala nga mën a am sa benn te man aussi vraiment je vois que consulat général bi liggéey na ci wàllu passeport bi ay avancement yu nga xam ne ëpp na parce que ñun aussi à octobre ñëwoon nañ fi à Brescia mais si 2 jours déposé nañ fi lu mat 500 passeports mais lu nga wax aussi dafa nekk ci ñun mooy ñun sénégalais yi ba ñoo jug rek affaire bi fekk c'est trop tard te aussi lal ay fii nii ci buntu consulat bi je crois que vraiment doon na lu nga xam ne nit ki moom moo ko war a bañal boppam parce que tamit man toog naa fi réunion ak le consulat général mu ne jëloon nañ fi tax benn albergo en liggéey ak moom avec 20 euros nga mën nga fa fanaan mais sénégalais yi nanguwuñu fa tax fay 20 euros fadd fa ci buntu bi la ñuy fanaan am na ci aussi ñu nga xam ne demoon nañ ba trouver benn collaboration avec Kër Sëñ Touba bu nekk foofu nit ñi dafa fanaan mais yeneen affaire moom moo ko yàq ba ñu mujj ko perte kon donc ñun si suñu bopp war nañoo xoolaat suñu bopp war a xoolaat doxalin bi te bañ aussi toog rek aussi di politique ak aussi di partager les images di yàq lépp aussi les autorités mais cette mooy li ma wax rek situation bi moom sénégalais bi man samay morom ñu ñëpp nous sommes colpés ci lañ responsabilité partagée la institution bi tamit am na ci responsabilité ba tax na ñu ñëpp war nañu xoolaat suñu bopp xoolaat suñu comportement pour yenn yi di bañ a am ndax am na la nga xam ne bu ñu ko defee du image yu soxna Oumy mooy yàq wala image yu Alioune Ba mais c'est l'image même de l'institution sénégalaise et de la population sénégalaise la ñuy yàq. jërëjëf soxna Oumy yaakaar nañu ne bu ñu fi jógee ñoom dañ defar plateforme bu nga xam ne aussi parce que vraiment instant bi ñuy waxee yéen ak 2020 war nañ am plateforme yu nga xam ne nit ki war na fa di jël rendez-vous war na fa di mën a consulter passeport am ba xam aussi nan lay fonctionner loolu bu ñu ci taxawee rek yaakaar naa problème bi yëpp dana régler. soxna voilà espériamo bene bu fekkee ne am na ay recommandations yoo leen di jax wala pour ñu gën a aussi baral liggéey bi man gis naa barki démb nee nañ association yi léegi ñoom lañ jagaleel lundi ba jeudi de 9h à 16h ñoom léegi ñoom ñooy dajale nit ñi indi leen genre yu demee noonu yow sa association yëg na ko wala nan la demee foofu. waa email boobu jot naa ko mais xam nga loolu tamit boo nekkee ci dëkk da ngay jëm di fexe di respecter la dëkk ba di def. ndax bu ñu waxee ne même fii pullman yi daw fa benn poste nit mooy toog beneen poste nit du fa toog ñu ne association yi nañ def ay pullman pour indi nit ñi donc day mel ni da nga nekk ci dëkk ba pare. mais soxna mi nga baal ma mais lu gën a doy waar ci loolu man mu nga xam ne wax dëgg yàlla ci yéen laa bokkoon. ci laa bokk ba léegi mooy association yi. mais nan nga mën a tegee ay normes te demander woo ci les associations parce que man jàpp naa ne loolu noonu ñu teg man mu yoroon association xam naa ne c'est pas possible mais génn nañ mail bi envoyé leen ko ne nii ngeen di doxee. waaw dafa am association yi ci jot a waxtaanal ba pare. moom mën naa am en tout cas email bi yow ni nga ko jotee ñun noonu lañ ko jotee donc li mu doon wax rek xam nga
journée association yi moom yàgg naa am consulat jour ba nga xam ne association yi ñooy ñëw pour déposer da nga doon woote pronotaré wu ñu ne jour bi association Dame Dem bu nekk télévision ñooy ñëw déposer wala jour ba ñu ne association bu Modou Habib Diop bu nekk Firenze mooy ñëw déposer nga ñëw déposer mais xëy na lii bu ñu ko defee xëy dañoo bëgg gën a yombalal nañu dëkk fu sori si ñu organiser wu mais chaque fois rek dañuy war a sóor ne boo nekkee ci dëkk booy génnee règlement wala ngay génnee dara del def la méngoox la dëkk ba santaane ca jamono yi mu toll te jamono yi gis nañ ne Pullman yi nga xam ne doon def 40 places léegi daanaka 20 places dañuy def wala 18 places donc ça devient de plus en plus compliqué. mënoon nañ ñu dugg ci beneen phase bi mooy volet politique bi nag mooy LDC Yeesal soxna Oumy tu es trop critiqué par sa ñu ngay liggéeyandool parce que dañuy wax naan yow doo communiquer tu communiques pas de telle sorte que ñu bëri sont des frustrés loolu jot nañ ko te ñu bëri témoin nañ ñu ko lan moo indi loolu. duma communiquer ci sama parti. bon yaa ma ko yëgal man moom je pense que communication moo lal fax suñu naissance su parti. mel ne aussi dañ leen di jax tuuti raison parce que man ça fait plus de 1 an et demi voire 2 ans mosuma gis nga génn ci plateau wala télévision tu essaies de défendre le parti wala jaxe sa point de vue si nu askan bi di doxee. non xam nga da nga wax question ba nga xam ne communication au sein de mon parti bu dee sama biir parti bu fekkee. waaw loolu moom les gens le disent. bokk la communication en dehors du parti pour défendre les réalisations du président Macky Sall wala pour défendre acte ba nga xam ne le parti au pouvoir posé na ko. au sein de mon parti dama la wax ne la ñun suñu parti communication moo ko lal moo tax mu judd ndax communication transparence dañ doon xeex biir PDS ba tax ñu dàquñu fa donc ñun mënuñu lañ daan bañ ñu ñëw ba ci parti bi di ko def man je pense que le parti LDR Yeesal au niveau d'Italie fait partie des partis excusez-moi de la répétition yi nga xam ne ñooy gën a communiquer ci seen biir non seulement groupe WhatsApp bi ñu am mais wootante yi ñuy wootante par groupe duñu décider dara la nga xam ne waxtaanee wuñ ko ci groupe bu ñuy teg commission ci groupe lañ koy waxtaanee bu ñuy choisir ay nit ci groupe lañ koy waxtaanee léegi nag man manque de communication yi bëggoon naa xam ñi la informé ñu wax ci ban fànn la parce que man vraiment je pense que au sein de mon parti moom communication am na fa démocratie am na fa. loolu daneen ci xëy na nag Aliou c'est difficile xam nga góor bu yor ñetti jabar wala góor bu yor ñaari jabar gis jigéen jiite ko ak stéréotype yi am ci sénégalais yi jàppee jigéen jàppee góor des fois du ñàkk si yenn incompréhension yi mais ça veut pas dire que le parti n'a pas une communication interne à son sein. Soxna Oumy depuis les élections nga nekkoon chargé des élections de la grande coalition defu leen ci benn bilan ba élection yi jeexee ba léegi kenn mu wax dégguñ la wax déggu ci kenn mu wax lan moo indi sa mutisme la ak ceci la. waaw Aliou depuis ouverture émission ba léegi yaa ngi ma naan depuis élection yi ba léegi waxoo tey maa ngi wax te yow laa jox exclusif kon askan bi yëpp a ngi lay déggu parce que depuis si ngoon nit ñaa ngi werante ci rete bi pour ça. looloo tax fa xam naa ne problème technique yi bi ñu demee ba commencé mu daal di. loolu laa yaakaaroon nag. voilà léegi ñun bu ñu jógee ci élection yi xam nga élection yi du LDR Yeesal moo demoon élection ñun dañoo demoon am suñu candidat amoon suñu mbër ngemb ko muy le président Macky Sall ñun ba ñuy dem élection man ba may nekk chargé des élections nekkuma woon chargé des élections bu LDR Yeesal dama nekkoon chargé des élections bu la grande coalition Benno Bokk Yaakaar. Macky Sall nekk suñu mbër ñu amoon un coordinateur bu fi nekk le frère Garmigna am ay responsable yu ko war doon ànd di liggéey bi ñu jógee ci élection yi ñun suñu waa parti LDR Yeesal ñun daje nañu mois d'avril télévision lañ ko defee le président Dame Dem moo ñu recevoir ñu def suñu participation def suñu bilan participation nan lañ ko gisee fan lañu amee faille fan lañu amee faille fan mooy point fort fan moo dul point fort quelles sont les recommandations loolu LDR Yeesal def na ko dëgg la nag la grande coalition dajewul pour def bilan te loolu c'est une chose à déplorer parce que man relancé naa du benn yoon du ñaari yoon le coordinateur wax ko ne ko il faut que ñu gis parce que nit bu la dénkee liggéey nga liggéey soo paree il ne faut pas avoir peur nga jàkkaarloo askan wi wax ak ñoom wax le bilan muy bilan financier
comme muy bilan électoral bu ñu paree boo defee sa bilan ba pare après ñu xool les recommandations yu ñu ciy teg pour ci li ñu jëm malheureusement ça n'a pas été fait jusqu'à présent moment bi may wax ak yow bon ñu ngi ko doon sàkku doon wax dinañ ko def xëy na moment d'août ñëw defuñu ko ñu naan dinañ ko def décembre entre temps Covid bi commencé bon espérons que bu Covid bi jeexee dinañ ci def parce que liggéey moom mënoo tabax kër te basé woo ko ci évaluation bu la santee liggéey soo paree da nga war a def évaluation ña la ko sant ak ña nga àndaloon ak liggéey avant ngay teg beneen pas. mën nañoo jàpp ne boobu ba léegi amul benn réunion bu nga xam ne yow mu nekkoon chargé des élections organiser nga ko pour wax élection yi nan la demee au sein de la grande coalition. xam nga chargé des élections du moom mooy woote réunion parce que chargé des élections dafa am ku ko jiite muy le coordonnateur national nga xam ne le président Macky Sall moo koy tànnal boppam donc chargé des élections lu mu mën mooy def rapport am yan problème la am parce que c'était pas évident man ma nekk parti allié nekk LDR Yeesal ñu ne la yaay jiite élection yi y a des sections yi nga xam ne yombal nañ la liggéey bi am section yi nga xam ne yombalul la liggéey bi parce que xëy na dañ lay gis ne ñenn ñi ñu ngi lay xoolee bëtu transhumant ñenn ñi gis ne moom moo mujjee ñëw ñu jël responsabilité bi jox ko ba tax ne loolu bëri woon na ci tax problème ci biir parti bi yow xam naa sa liggéey warul woon a yomb parce que apparemment tu étais doy na waa trop bañ la jaxee chargé des élections. yomb na yombul yomboon na ci man parce que man du moment que je bénéficiais de la confiance du président Macky Sall, je bénéficiais de la confiance de notre leader Modou Diagne Fada, je bénéficiais de la confiance du coordinateur national Garmignan, nous avons liggéey en synergie. Mais comme je l'ai dit woon sànq, am na section ya nga xam ne wax sa dëgg sa yàlla amuñu fa benn problème pour teg comité yi amuñu fa benn problème pour choisir représentant yi amuñu fa benn problème après pour dajale waat résultat yeeg yooyu yëpp mais am na section yi nga xam ne vraiment metti woon na trop ci ñun parce que xëy na nanguwuñu woon que soxna Oumy ñëw nekk jigéen ba pare nekk allié ba pare di jiite élection yi mais lépp lu ci mënti am rek évaluation foog mu am te je pense que le président Macky Sall. yow jàpp nga ne actuellement nii évaluation mën naa am aussi yow soxna Oumy depuis élection yi ba léegi. soxna bi nga baal ma ñu jël auditeur kii mu ngi insister boobu ba léegi. asalaamaaleykum. waaw sëñ bi ñoo ngi lay ziare fooy woote. ah mais non Amadou dag ñu koy jégal nag ñoo ngi ci fin émission bi te vraiment. waaw mais waaw dimbale ñu rek gaa yi ngi ci ligne bi ba numéro bi gaa yi ngi ci ligne bi bëgg ci intervenir ñoom it kon ñu may la 30 secondes rek. très bien 30 secondes yaa gis lu ma am solo boo doo nekk maanaam élection bu mu jeexee ba léegi amul bilan te mu nekk lu doy waar donc kon ne ko national muy Pape Diaw dafa waroon a woote yaakaar mu ñaay ici mais ba léegi zéro donc ñoom tey lépp lu yàqu ci Italie tey ñoom seen loxo ngi ci biir comme lu wax ji dugg nag baa ma yem la ko foofu. jërëjëf ñoo ngi lay ziare bu baax kii dafay dëggal rek ne vraiment war na ngeen a toog daje def bilan genre yu demee noonu. waaw je disais que je pense que le président Macky Sall bu bëggee jël Italie en main dafay war a basé aussi ay rapport ya nga xam ne ay nit dañ ko koy jox te rapport yooyu bu ñu deful bilan ñëpp toog doo ko mën a défendre. xam nga man soxna bi rek monsieur Garbiña wala le consul général defaluñ ko ay rapport ba pare. non xëy na Garmignan wala consul général mën nañ ko defal ay rapport financier Rokhaya defal ko rapport officiel en tant que consul mais rapport politique man mi nekkoon chargé des élections maa ko mënoon defal. ndax loolu moom am na normalement. consul rapport officiel la koy defal en tant que consul de Milan Garmi rapport financier moom mi ko yoroon mais man mi nekkoon chargé des élections rapport. mais lan mooy seen relation entre yéen ñu bokkoon yeesal yi waa yeesal yi ñëw dugg ci APR actuellement lan mooy relation yi. waaw comme ni ma la ko waxee rek xam nga relation moom mbooloo moo gis dafay am ña nga xam ne xëy na ñoom ñooy gën a am entente seen biir am ñu dul am entente comme ni ma la ko waxee rek ñun bi ñu choisir le président Macky Sall
bu dee APR 100 la mën na jàpp ne 90% yi ils nous ont reçus à bras ouverts mais duñu dàq 10% yi nga xam ne ñoom vraiment dañu doon ils mettaient des bâtons dans les roues parce que ñoom dañoo jàpp ne xëy na ñoom ñoo faloon Macky Sall 2012 moment boobu ñoo ngi ànd. lan mooy perspective yi en une minute. émission bi LDR Yeesal. waaw LDR Yeesal moom xam nga c'est un parti politique te l'aspiration wala l'objectif de tout parti politique c'est de gagner le pouvoir. da ngeen di continuer ci cette coalition wala da ngeen di demal seen bopp pour les prochaines échéances. dañuy continuer coalition Benno Bokk Yaakaar. xam nga da ngeen di continuer ci mouvance bi wala da ngeen di après demal seen bopp pour yeneen échéances yi di ñëw. xam du doon benn boobu ba léegi ñu ngi ànd di liggéey depuis un an wala presque 2 ans ñoo ngi ànd di liggéey. satisfaction bu am solo yéen ñu nekkee fii tam côté diaspora. non j'ai pas dit ça. ah mais loolu la ngeen constaté d'après les militants ay yow nu ngay waxee nu ñu la déggee aussi dafa mel ne amul satisfaction. non bul def amalgame Aliou Ba sànq ba ñu doon wax ci côté Covid bi diaspora bi loolu je parlais en tant que de la Fatou. perspective soxna Mignane non doo ma dugal si ndëgg sërëx dama ne sànq ba may wax dama wax en tant que Fatou ba nga xam ne gis na ne gouvernement bi waroon na koo taxaw benn taxaw bi te defu ko boobu Fatou bay wax. léegi responsable politique bi wax ak yow mooy depuis 1 an et quelque ñoo ngi def campagnage ba nga xam ne globalement on peut dire que c'est positif entre LDR Yeesal et APR du président. am nañ ci satisfaction du ñu wax 100% na satisfaction 100% moom yàlla rek moo ko mën a jox nit mais am nañ ci satisfaction mais il y a des choses à améliorer te je pense que le président Macky Sall dina ko améliorer pour la population sénégalaise incha allah. bàyyi la nga tàggoo émission bi jeex na. waaw xanaa Aliou Ba di la remercier yow mi ma jox opportunité bi tey yow mi ma soñju ne ma foog nga génn waxaa askan wi. dafa jot de. di la remercier waaye di remercier aussi waa LDR Yeesal yi nga xam ne ñoom laa jiite au niveau d'Italie parce que c'est pas évident mais lépp lu ñu nekk rek dugal nañ ci seen loxo ba ci commission Covid 19 bi ñu def ñun ndimbal yi ñuy joxe LDR Yeesal yëpp membres yi ñii ñoo cotiser 50 euros ñii 100 euros ñii 25 euros ñii 10 euros pour dimbali suñuy membres donc membre LDR Yeesal président commission yi ba ci suuf maa ngi leen di remercier ci liggéey bi ñuy def di remercier aussi association yi ma bokk muy association Ihsan bu Tiniselo di association doomu Thiès yi. jàpp naa bu ngeen fi jógee da ngeen lijjanti la pourquoi yéen boolewuñ leen ci waxtaan yooyu. incha allah rek bu neexee yàlla. di remercier l'ensemble des gens yi nga xam ne vraiment lépp lu ñu nekk muy social muy politique wala muy association dinañ ci ànd ak ñun liggéey ci te je pense que comme askan wi ñoo koy laaj saa su ne dootuñu toog lu yàgg te communiquer wu ñu ak ñoom donc nos portes restent ouvertes di ñaan yàlla nag mbas mi nekk suñu kaw ba tax na ne ñun ñëpp suñu yëngatu wàññeeku yàlla na ko fi yàlla teggi ñim ci faat yàlla na leen yàlla xaaree àjjana. donc Sénégal ñam fa jotagum fàtt yàlla na fa yam disposition la ñuy teg ak xale yi nga xam ne ñoo ngi war a jàngi lundi yàlla na yàlla protéger ñëpp ñu respecter les mesures barrières ba tax maladie ba du fa yokk yenn yokk yi ba jaaxal leen. jërëjëf soxna Oumy ñoo ngi lay vas-y soxna Oumy. man nag ma remercier ma famille personnelle les sisters ña nga xam ne yàlla na ànd bi sax yàlla bu kenn manqué ñëpp na gudd fan ak di remercier aussi sama borom kër Fall Ndiaga Yaram lépp lu ma mën moom la ndax lépp mu mën moom la ndax xam nga ne moo may permettre ngay toog ba ay minuit moyen fax di def émission wala nga daan dem sur le terrain donc Fall Ndiaga Yaram kilifa googu yàlla na yàlla guddal fanam yàlla may ko wér gu yaram lépp lu mu bëgg ci njabootam yàlla may ko di remercier l'ensemble de la classe politique ñu ma bokkal grande coalition bi muy waa APR di waa parti socialiste ñoom ngay lum di waa mouvement de soutien yi nga xam ne ñoom Aly Ngouille Ndiaye ñoom Aminata Ndiaye ñoom Ngisali di remercier l'ensemble daal du ma lim ñoom As Ndiaye bu fekkee ma ci boole ña nga xam ne élection yi ba élection yi passé yëpp ñun ñi nga xam ne les alliés on a tissé des relations yi nga xam ne ba léegi vraiment ce sont des relations fraternelles maa ngi remercier ñëpp di sant ñëpp.
jërëjëf soxna Oumy ñoo ngi lay sant yow tamit di la gërëm bu baax di sant aussi mbokk internet yu nga xam ne ñoo ngi ñu toppoon di ñu seetaan ak ñëpp ñu nga xam ne ñoo ngi ñuy suivre c'était point de vue rese amoon invité tey soxna Oumy Niang suba incha allah dinañ fi dajale dañ fi am comme invité l'honorable député Mame Diarra Fam si 30 minutes chrono avec Mame Diarra Fam nag di leen waxtaan ay ponk yu bëri c'est à 21h30 lay doon donc ñoo ngi leen di ziare di leen jax rendez-vous très prochainement jërë ngeen jëf.